tàng jër la ñu yóbbu prison. léegi ñu wax léegi problème yi kaso yi de manière générale sànq yàlla na ko junj ci say ay kàddu ñu gis ne carrément mën nañu wax ne cartographie prison fii au niveau du Sénégal depuis les indépendances benn homme politique rek moo fi tabax prison si je me trompe pas c'est Mamadou Dia wala sax prison bu nekk au niveau de Sébikotane c'est bien ça tey jii. On parle de surpeuplement des prisons tey est-ce que jotul nguur gi def fa benn politique bu am solo ne serait-ce même sax pour dignité des personnes yu nekk foofu. waaw xanaa ma gàggante xam naa nag peut-être yéen taskatu xibaar yëpp da ngeen defe ne tabax nañu kaso. mais Sénégal 1960 je pèse bien mon mot et je défie quiconque que ce soit du nguuru Sénégal mësul tabax kaso. et les prisons de Kédougou. prison Diamniadio. Kédougou. non prison nguuru Sénégal 37 prisons ñoo am 37 prisons ñoo am Sénégal mësuñu tabax kaso xam nga kaso bu bees biñ ne Diamniadio dañ naan Macky Sall moo ko tabax presse bi ñëpp loolu lañ foog dañ foog ne Macky Sall moo tabax kaso bi ne Diamniadio bii di jël 1500 places te kaso boobu fees na loolu ay Rwandais lañ jàppoon ak si procès Hissène Habré Union européenne financé ko ñu tabax prison ba mais Macky Sall xam nga ne juróom-ñaari xelu Macky Sall xalaatul muy tabax kaso parce que yaakaar na ne bu tabaxee kaso dem fa te moom bëggul kaso. rakkam bëggul kaso jabaram bëggul kaso. prison Kédougou bi ñu wax ne kii non Mamadou Dia dafa nekkoon moo ko tabax. déedéet après par la suite ñu gis ne ba mu ko tabaxee aussi moom dugg na fa def fa def fa 12 ans loolu moo dem sa ba indi si conscience populaire bi rawatina si ñi nguur yi nga xam ne si ñu homme politique yi nga xam ne ñoo ñuy jiite ñu am ragal pour tabax prison. quand même waaw nit ñi ñooy wax loolu Mamadou Dia tabaxul lool. nit ñi ñooy tabaxu ko waaw dañ ko fa yóbbu Senghor moo ko jàppoon ñu tëj ko fa 12 ans. 12 ans donc visité naa prison yooyu vérifier quand même ça c'est à vérifier. jàppal li ma la wax mooy li nekk. d'accord après dinañ si gën a def gëstu. Voilà par rapport ak prison yi. waaw xam nga prison yi doyul wax naa la ko jamonoy corona bi rek wane na fay yu bëri yoo xam ne am nañ ci système bi par bi corona bi amee administration pénitentiaire war a confiner ay agents war a mettre en quarantaine yenn détenus yi gis nañu ne am nañu problème pour mettre leen en quarantaine par li tax ñu am problème pour mettre leen en quarantaine parce que amuñu bâtiment yu doy problème mu infrastructure taxaw na problème mu personnel taxaw na problème mu manque de moyens taxaw na statut administration pénitentiaire mi ngi traîner par ci par là ban mérite la police am gendarmerie am ko douane am ko te administration pénitentiaire amu ko lan moo tax mënuñu ériger administration pénitentiaire en direction générale le pourquoi je dis agent bi tant que nekkul dans de bonnes conditions de travail détenu bi du mën a am jàmm ci kaso bi détenu bi du rëcc comme Baye Modou par Baye Modou pour mu rëcc kaso day gaaw par yow bu dee garde yi lay garde yaa leen ëpp xaalis nga yor alal yor teranga di ñëpp xam nañ ne corruption mi ngi en milieu carcéral kenn mënu ko bañ loolu moom mooy dëgg corruption mi ngi fépp donc kon kooku pour mu rëcc kaso am na ay moyens ci wàllu xaalis am na xel bi donc day gaaw moo tax foog ñu mettre les agents dans de bonnes conditions de travail tabax ay prisons yu doy. mais surpopulation pour prison yooyu yan jeexital lan la mën a am par rapport ak ñi nga xam ne ñoo fay nekk parce que dañuy gis ne fu mu toll nii dañuy xeex li nga xam ne mooy homosexualité fii au niveau du Sénégal acte contre nature te ñëpp xam neen wala sax dañuy dégg ci prison yi des fois aussi ñu wax ko genre mbir yooyu dafay am parce que boo la tëjee fii au Sénégal amoo possibilité am ay visites conjugales absence de rapport sexuel yi aussi dafay nekk même sax fekkee nekk na ay sujet tabou yoo xam ne nit ñi tey duñ ci wax. waaw xam nga d'abord yaa ngi wax ban njeexital le surpeuplement bi di am. xam nga tey administration pénitentiaire jànkonte na ak ñaari problème yu rëy. benn bi mooy surpeuplement mooy kaso yi fees xam nga fanweeri kaso ak juróom-ñaar yi. fanweer ak ñett yi lim ba ñu waroon jël tuuru na. donc loolu longue détention yooyu dafa am ay conséquences néfastes. voilà jeexital bi mooy récidive. mooy récidive maanaam dem kaso génn tuuti duggaat kaso dem kaso génn tuuti duggaat kaso. mooy ay feebar. ay mbirum góor jigéen ak yeneen parce que ay góor fu ñuy tëdd ay ati at sëyuñu voilà te nit ku ne ngay yëg sa bopp nga tëdd ñu leen di tàncaloo nit sa moroom góor dina teg awrom nga koy yëg loolu te mën na def njeexital mën na am ay conséquences man mbirum góor jigéen gis naa ko prison Rebeuss sa ba ma fay nekk ci 2014 boobu ñi ngi tabax ñaari nekk ci terrain bi
mu am benn waay boo xam ne ab détenu la woon mu am ab xale bu dëkkoon Thiès bu amoon ay 17 ans. mais ñoom ay ouvrier lañu woon ci bâtiment bi. léegi bi timis jotee ba ñu dugal détenu yi seen nekk ñoom ñoo fay ne di baleex yooyu ndeke waa ji dugal na xale bi ci prison ci biir néeg yi di ko làmbaatu di ko def ay mbir ba ñu gis ko. biñ ko gisee dañ ko dóor yu metti yóbbu ko prison Cap Manuel. loolu détenu yi ne camp pénal fekke loolu mën nañu dëggal parce que rus naa toog ci rajo di wax wala télé loo xam ne dañ ma koy xeebe loolu teg naa ko sama bët biir prison Rebeuss donc kon loolu condition ak surpeuplement yi moo tax kenn mënu ko dàq prison. mais yéen ASRED tey yan moyen ngeen war a teg wala sax yan xeex ngeen war a teg par rapport à ça parce que bien vrai que nit rek la certes dañ leen a xañ seen ay liberté mais ba tey ay doomu aadama la tey jii. est-ce que tey jotul wàllum visite conjugale yi ñu koy permettre fii prisonniers yi fii ci Sénégal. waaw loolu bi ma demee visite prison bu Koutal. demoon naa fa visite mat na juróomi weer. détenu yi sax wax nañu ma ko nee nañu. am na benn détenu boo xam ne dafa ceetal ceet bu bees jabar ju bees ndeysaan. mu def ñaari weer rek ñu jàpp ko. boobu ba léegi vraiment mënul séeg jabaram te perpète lañ ko tëj perpète mooy ñaar fukki atu kaso. donc moom sàkk woon na ñu defal leen plaidoirie yi. vraiment ñu leen di may ay visite conjugale te loolu war a mën nekk la par boo demee Europe loola fa am ñu tabax ay néeg yu jekk ci biir prison bi ñu ne détenu bu nekk chaque ñaari weer wala ñetti weer dinañ la woowal sa soxna moo xam 30 minutes wala yooyu nga am loo séq ak sa soxna loolu dina tax soxna yi du ñu ménopause parce que gis naa détenu yoo xam ne dañ leen tëj bu yàgg ci diggante bi seen jabar dañu ménopause mënatuñu des familles éclatées ñoo xam ne seen i doom tooñ nañu leen biiral nañu leen ñoo xam ne seen i doom amuñu kayitu juddu vraiment longue détention yi dafa am ay conséquences néfastes loo xam ne vraiment jot na nguur gi xoolaat ko bu baax a baax sànq maa ngi leen waxal sama benn tonton boo xam ne aussi min bu baax doxali ni prison yi ba mu doon préparé émission yi mun may wax wàllum décret 66 1081 boo xam ne rek bépp prisonnier boo xam ne rek ñëw nga fa bees dañ la ko war a jox pour nga xam sa àq ak sa yelleef tey jëw nga xam ne def nga prison est-ce que décret boobu noonu tegal ne la ko pour nga xam ne carrément yow waruñ la dóor war ne la jox 50 grammes de savon par jour ak nombre de visites yi nga xam ne 15 minutes lañ ko war a def au lieu de 5 minutes est-ce que loolu dañ koy jox këyit boobu dañ koy jox prisonniers yi. waaw xëy na décret bi mu wax ni miinu ma ko décret bi ma xam. nga xam ne moom moo tënk règlement des prisons. muy décret 2001. 362. 4 mai 2001 relative à l'aménagement des peines ak ay sanctions pénales moo ëmb règlement wu prison visite yi détenu bi ñu yóbbu sële ak yooyu yëpp décret boobu moo nekk en vigueur ba léegi mooy même décret bi loolu li mu wax dëgg la parce que détenu bi sax bu ñëwee kaso dinañ ko xamal règlement mais théoriquement parce que kaso booy door a ñëw boo ñëwee dañ lay comme chambre Rebeuss par exemple bu ñu indee ay détenus placé leen sous mandat de dañ leen di tas si néeg yi léegi boo duggee si néeg bi am na ku ñuy wax chef de chambre moom mooy kilifa néeg bi moom danaan la toogal nii nga toog mu ne la loo def nga ne man de dañ ma génn problème viol foo dëkk nga ne Tëngéej problème viol ban cabinet moo la yor nga ne cabinet kee mu fàttali la moom détenu bi mooy chef de chambre bi moo lay fàttali yow détenu règlement prison mu ne la benn dañuy tere téléphone dañ fiy tere yamba dañ fiy tere xeex dañ fiy tere jëw limal ko da koy limal théoriquement li nga xam ne daal kasu bi yëpp da koy tere moom daf koy wax détenu bi mais théoriquement. mais say droit. waaw say droit. droit prisonnier bi la en tant que tel. xam nga droit wu prisonnier yi dañ koy bafoué chaque jour. bi ma ci mën a joxe mooy ci mbas bi. am na détenu yoo xam ne affaire flagrant délit te flagrant délit yoon dana juróom-ñetti fan lañ la war a àtte mais am na détenu yoo